asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf mbokku téléspectateur bu télévision Al Wataniya ñu amati mbégte am kontante dellu soit ak yéen ci seen émission xeltu waaye xeltu spécial xeltu spécial ci lu jëm ci wàllu décentralisation ñu ñëw fi nga xam ni koom-koomu réewu Mauritanie fii lu ñuy wax ni moom mooy capitale bi di fi nga xam ne mooy Nouadhibou ñu ñëw fi nag ngir waxtaane ak askan wi ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ñu yëngatu ci wàllu napp gi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoom la ñuy jànkonteel waaye également waxtaan ak ñoom ci lépp loo xam ni ñoo ngi ko fi yëngatu di ko def loolu lépp ngir mën a fexe ba askan wi mën ci jot waaye kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi mën ci jot lépp loo xam ni tamit que daan ko fi waxtaan ak sunu mbokku nappkat yi mu doon loo xam ni dana jariñ réewum Mauritanie ci loolu moo waral tax tey jii ci plateau bu télévision Al Wataniya ci maanaam première émission décentralisation ñu koy def tey jii ñu ñëw jàkkaarloo ak kenn ci ñoom koo xam ne ñoo ngi koy wax Yacoub Alioune moom di mareyeur nekk fii ci maanaam Nouadhibou ñaareelu invité bi di ki nga xam ni moom mooy ki nga xam ni Mouhamed Yarawullah ñetteelu invité bi di Moussa Ndiaye ñoom nag war nañu waxtaan ak ñoom lépp loo xam ni day indi maanaam seen ay jafe-jafe ak lu ñuy doxee fii ci biir sëñ Yacoub yow laay commencé ma nuyu la nga bàyyi la nga nuyoo ko mbokku téléspectateurs yi ñu sogaam di nag soobu ci biir waxtaan wi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. voilà Yacoub ci yow laay doore tey jii da nga wax ni duñu toog fii pour waxtaane li nga xam ne moom mooy jafe-jafe géej gi su ma la déggee kon da ngeen am ay jafe-jafe yan jafe-jafe tey jii moom ngeen di jàkkoonteel nga yëkkati tuuti kàddu gi. jafe-jafe mooy ñun ay mareyeur ñuy liggéey ci géej gi ak ay mool jën buñ doon am suñu jafe-jafe mooy jën buñ doon am amatul suñu toll financé ay gaal. micro bi si sa wet. duñu financé ay gaal financé ay étranger yu bari yóbbu nañu suñu matériel yóbbu nañu suñu xaalis yóbbu nañu suñu lu bari loo xamante ni xamuñ ko woon bu nga ko xamoon nañu dugal si def duñu ñaan état bi pour mu dimbali si affaire yu mel noonu duñu ñaan état bi pour mu dimbali ñu si affaire yu mel noonu ndax noonu ñoom rek ñu mun liggéey ak ñoom ndax gaalu turki yi nekk fii ñaan duñu may santaay Cheikar réew mi si boppam jën bu mu war am amuñu ko duñu doon am yaboy duñu am ay jën yoo xam ne duñu sew di si jàpp di si lekk di si yóbbu si marché yi di ko yëg amatul kër bi moo si wàcc te kër bi dafay seet si ñoom. kon fu mu toll fii nii da nga wax léegi da ngeen di ñaan pour que état bi dimbali leen ci ñi nga xam ni mooy ñi fi nekkoon ak yéen di ay étranger ñu delloo si waat leen. wallaahi loolu la ñu ñaan. et alors que man li ma xaw jaaxal mooy dama daan faral dégg ci nappkat yi mooy waa Nouakchott muy waa Nouadhibou muy ñeneen ñoo xam ne ñoon yëngatu ci wàllu napp ki ngeen di wax ni étranger yi dañ leen sonal yéen a ko daan jooy yéen a ko daan wax am na ñenn ci ñoom yéen daan ko jooy di ko wax alors tey jii su état bi jëlee responsabilité boobu jël étranger yooyu ni leen sonal ngeen sunu ay mool yénnee leen yéen ngeen dellu si waat wax ni leen da ngeen bëgg ñu dellu si leen est-ce que du nekk ñu waxaat ñu ñaari wax yoo xam ne dafa bokkul. non war na ko am na ñoo xamante ni neex na ñoom am ñoo xamante ni rafetul si ñoom ñun wax nañu ay mareyeur ñi Mauritanie loolu ñuy wax Sénégal yi daal loolu am si Sénégal amuñu ko si te Turquie yi amuñu ko si ñeneen si Sénégal rek ñu ko am ndax noonu moo ñuy jox jën bi sew bi di ko yóbbu si dundal kër bi fi wàcc ñun mënu si jot yàbbu bi si wàcc mënu si jot dafay yàq am na ñoo xool yu bari loo xamante ni dafay yàq am na ñoo xamante wax nañu si am na ñoo xam ne wax nañu si loo xamante ni war nañu ko wax bu ñu waxee étranger baaxul si réew loolu dañuy wax rek étranger mooy doxal réew étranger mooy doxal réew. voilà joxal ma micro bi ki nga xam ne mooy Mouhamed Yarawullah Mouhamed dégg nga li nga xam ni moom la Yacoub wax tey jii suñu déggee ngeen di jooytu di wax di ngeen am ay jafe-jafe daf ngeen am ay métit yan mooy seen métit principal yoo xam ne tey jii mën nañu wax ni moom ngeen am dégg nga li Yacoub wax. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu man li ma mën a wax mooy les choses soient très claires rek man li ma mën a wax mooy état bi moom war na seet lu mu war a def lan la étranger yi ça fait presque 30 ans ñu ngi fii liggéey ci Nouadhibou depuis bu ñu fi jógee ñun amuñu beneen changement ñun amuñu keneen koo xam ni moom dafa doon liggéey seen liggéey ñoom kon exemple bi ñoom gis nañ ko ak seen bët ni ñooñu seen métier la. ku dund ku dund yow boo juddoo
4 ans 5 ans yaa ngi ci biir gaal gi ñu ngi lay sotti ndox boobu ngay commencé nekk mool boo amee 10 ans 12 ans da ngay commencé di capitaine mais loolu ni man doo mel ni man dama ñëw pour jël si xaalis ñun defar nañu fi ay gaal seen ñoom seen gaal ñoo nekk nii ñoom seen gaal yi ay 20 mètres 22 mètres 19 mètres 2014 gars yi la 2013 la gars yi commencé fii defar même chose ak seen gaal ñoom defar même chose ak seen mbaal yi jël même équipage sénégalais di liggéey pour mauritanien gaal yi ñun ñoo ko moom mais ñoom ñoo ci doon liggéey mais bu ñu amoon ay mauritanien yu doon liggéey kon duñu leen jël ñoom depuis wu ñu jomee ba léegi ñun fii am na presque ay 100 et quelques gaal. mais est-ce que 10 yu liggéey. waaw d'accord mais Mouhamed est-ce que tey jii ñooñu nga xam ne ñooy étranger yooyu est-ce que wàccoonu ak yoon est-ce que li leen yoon teg ñu war ko respecté nañ ko parce que état tamit dafa am nu muy doxee état su demee ba jël ay décision jël ñii ni leen kat yéen mënutu leen toog fii ci nangam ak nangam ngeen doxee c'est parce que am na ay raisons aussi. parce que état day wax mais lu mu wax du ko respecté état moo war a njëkk a respecté lu mu wax gaal bu war a dugg waraloo dugg sans licence état bi warul bàyyi gaal bu dugg sans licence bu duggee sans licence di napp fii gars yi état bi moo koy bàyyi état bi mun na ko jàpp mu def ko amende wala mu retourné ko Sénégal mais état bu ko bàyyee fii mu liggéey fii 2 ans wala 3 ans amul licence kooku état bi la kooku du étranger bi kooku état bi la. kon yéen da ngeen jàpp ni tey jii kon fu mu toll fi nii état bi si wàllu boppam moo deful li mu war def. non état bi xamul rek lu muy def état bi ministre bi keroog lu mu doon wax c'est très clair moom xamul rek comme man su ma ñëwee sa place yow journaliste mën naa wax lu ma neex rek mais du ma xam ni ma war a wax lan la yow encore boo ñëwee sama place man mii marieur yow doo xam ni li nga war a wax mais da ngay wax. mais est-ce que jàkkonte ngeen maanaam jàkkaarloo ngeen ak jëwriñ ji waxtaan ak moom. wax ko seen ay jafe-jafe toog ak moom. ñoo xam ne daa ngeen ko bind. teg ci ay yoon bien sûr am na benn marieur bu tudd Arien toog na xaw ma Omar toog na ak ñoom mu ngi doon waxtaan xam nga kii di jàngal kii élèves yi fële lan la wax mu ni non mool yi lii moo découragé mool Mauritanie parce que mool Mauritanie dañ leen war a fay par mois au moins nga fay leen par mois à 80 000 wala 100 000 su boobaa nga jox ko courage parce que mën na dem géej du jàpp dara parce que moom xamul dara ci mool moom lu mu xal mooy école am rek école am la xam. est-ce que du pour garantir leen est-ce que du pour tey jii teg leen ci yoon boo xam ne su ëllëgee suñu duggee géej gi jàpp nu dara ñu mën a am au moins tamit que weer wu dee ñu am fu ñu ko teg. mais kooku wala loolu yaakaar wala loolu da nga yaakaar ni loolu baaxul. non loolu c'est bon mais loolu su day fekkee ku ko xam moo ko wax mais moom lu mu waxoon keroog dafa waxoon rek mool bi moom na am 80 000 wala 100 000 mais war na woon wax état bi dana génne 80 000 wala 100 000 ci mool bi nga xam ni état bi moo ko jàngal te c'est un citoyen ok. moom na respecté liggéeyam ne liggéey ok moom mu liggéey bu amee c'est bon bu amul léegi état bi moo koy fay. mais ministre bi même su fekkee ne maîtriser wul wala xamul li nga xam ne moo jëm ci wàllu napp gi ministre bi am na ay conseillers techniques am na ñu nekk ministère ñoo xam ne xam nañu napp gi est-ce que am ngeen ay représentants tey jii yéen ñi nekk ñi côté Nouadhibou fii tey jii di si yëngatu ñoo xam ne tey jii jóge nañu jëwriñ ji foofu fu nga xam ne moom mooy béréb. am na mais le problème qui se pose mooy képp koo yóbbu ci ñun képp ku dem nga toog ak ministère yow da ngay seet sa maslaha bopp yow doo xool luy dawal réew yow doo xool luy doxal réew yow même ministre bi bu toogee ak yow mënuloo ko wax dëgg. intérêt lay xool yow moom lu muy wax loolu rek moo jaadu. moom lu mu wax loolu rek moom la ñu appliqué même yow da nga ko faral nga ni ko loolu moo am te yow xam nga sa diggante ak sa borom ni moom lu mu wax xamul parce que xamul c'est clair parce que xamul c'est clair mais état bi moom war na jàppale mool bi ci lan yow da nga koy jàngal boo ko jàngalee amul problème jàngal nga ko métier jàng na ko. may ma jàng na métier ba pare may ko mu pratiquer. mais dama bëgg xam est-ce que tey jii mool man li ma xamoon ci mool kenn daawu koon jàng mool dafa nekkoon loo xam ne ay dona la sa maam ak say maamaat ñoo ko nekkoon mool dafa am secret bu nekk tey jii kon su ma déggee sa biir wax dama mel na da nga dégg ni duñu ubbi école boo xam ne dañu fay tàggat ay mool. ministre bi moo ko wax kii di jàngal mool yi kii di jàngal école bi moom moo toog télévision wax ni am na ñuy génne déjà. am na ñuy bëgg a génne te ñooñu la ñu bëgg a remplacer waa Sénégalais yi mais ñooñu man je suis pas contre ça man je suis d'accord mais boo leen jàngalee ba pare da nga leen di war a may au moins 2 ans wala 3 ans ñoom ñu jàng dem géej
ñoom ñu danga jëm géej parce que yow mën nga jàng école ba pare nga dem ñu exercer wu nga dem di wàccu rek yow mënuloo nekk mool comme ni ma la waxoon le commencement man la mool sénégalais da ngay am 4 ans 5 ans ñoom duñu la jàngal sa ak wallaay duñu la jàngal xam nga lan lañu lay def teg la ci biir gaal dina sotti ndox 4 ans 5 ans am nga 10 ans rek 12 ans yaa ngi nekk capitaine yaa ngi diriger gaal boo xam ne am na 40 personnes mais exemple bi gaal nañu ko xool ci ñu jege ñun bu ñu dem fu sori ñun nañu xool lu gën a jege rek ñoo fii amoon na plus de 400 gaal mu ngi woon fii depuis bu ñu demee gis nañu est-ce que am na 10 gaal bu liggéey l'exemple est devant nous léegi ñun dañuy xool exemple bi ngir suñu kanam. waaw dañuy dellu si foofu ci deux bi daan ci dellu si mais dama bëggoon ñëw ak Moussa non Moussa mi ngi micro dama bëggoon ñëw ci Moussa Moussa soo déggee li nga xam ne mooy Mouhamed li mu wax Yacoub mooy li mu wax mooy dafa mel na fu mu toll fii nii napp gi fii nga xam ne moom mooy ci wàllu naati bu dara doxatu fi alors wax na waxu ay étranger est-ce que yaakaaru ni système bi nga xam ne état bi jël na ko tey jii c'est le bon système que tey jii jël ay doomu Mauritanie jàngaleen nu nappee xool leen fi leen di teg pour que aussi tamit que ressource bi mën a dellu si tey jii ci jeunesse bi. d'accord bon maa ngi leen di nuyu di leen gërëm waa télé Watani man maa ngi tudd Moussa Ndiaye maa ngi fi représentant pour mool yi di nekk en même temps pêcheur di nekk mareyeur bon li Jaartulaay wax dama ciy dellu si parce que fii am nañu jafe-jafe. yëkkati kàddu gi tuuti am nañu jafe-jafe parce que encore suñu bu ñu xoolee jafe-jafe bi ñu gën am fii mooy tey jii dañ ne woon bi fi gars yi nekkee am na dëkk bi côté bu mu doon doxee ci wàllu pêche bi ñu fi jógee am na benn métti bu fi xaw a am parce que tey bii boo xoolee tey jii ci niveau de pêche bi ñu fiy liggéey fii bon dañu yaakaar woon sax xëy na bu étranger yi génnee citoyens yi daañu si bëri ci seen bopp sax dana am nu mu liggéey bi gën woye si ñoom mais bi ñu fi génnee ñoom liggéey bi dafa gën pire ci ñoom parce que tey fii dañu am benn poste boo xam ne moo nekk fii ci bunt bi tey gaal buy génn bala ngay génn di nga yóbbante carte d'identité carte d'identité original ngay yóbbu géej te xam ne ni carte d'identité original nga yóbbu ko géej tey jii mu wadd te xam ne ni mool ak ndox bu sa carte d'identité tey jii waddoo si géej gi tey jii xam nga ni déjà perte nga lu bare existe léegi ni territoire bi yëpp bala ngay génn mool bu nekk da nga xale bu moins de 18 ans yi nga xam ne tey jii dañ daan dem géej sax tey jii dañ leen existé dañu dootuñu dem géej ndax pour ñu dem géej il faut que ñu am carte d'identité te loolu mooy suñu premier point mooy première jafe-jafe bi ñu am tey boo xoolee tey jii boo demee niveau de délégation machines yi ñu fa jàpp yëpp citoyens yi ñoo ko moom am na ñoo xam ne jàpp nañ leen ci loo xam ne ci yoon la am na ñoo xam ne jàpp nañ leen ci loo xam ne du yoon parce que tey mooy wàllu géej gi dafa am côté boo xam ne tey jii dañ ko canaliser def ko ay parc am na côté boo xam ne dañ ko def ñu ne yoonu canal la te canal bi tey jii xamutoo fu mu yem defoon nañ ci ay booy mu amoon ay remarque tey jii xamutoo fu yoon bi nekk ndax léegi dañ lay jëlee fu nekk jàpp la fa ne la fii ñu la jàpp tey jii zone interdite la yooyu ay premier point la yoo xam ne itam dañ ciy ñaan ci wàllu gouvernement bi ñu jàppale seen doomu réew parce que seen doomu réew amuñu lenn lu dem artisanat bi mooy pêche bi. waaw mais est-ce que tey jii aussi tamit yéen ci seen wàllu bopp. du ñàkk organisation seen biir parce que suñu xoolee lu nu mën a wax tey jii maanaam ñàkk organisation boobu may wax mooy. fi nu tere ñu ni fii bu fa jaar wala fii nga war a yem est-ce que du woon yoon aussi tamit yéen seen wàllu bopp ngeen seet nan ngeen mën a tamit que jàngatee loolu toog ak ñoom waxtaan ci dem def ay atelier pour que problème yu mel ni bañ a am ci géej gi parce que économie réewu Mauritanie suñ ko xoolee 25% ci PIB bi wala lu ko ëpp sax ci biir géej gi lay jën alors est-ce que tey jii seen taxawaay yéen tamit waru leen ngeen xoolaat ko bu baax a baax pour l'intérêt général. loolu ay yoon parce que foofu ñu lay wax tey jii ñu la yoonu canal la dañ fa defoon ay boy. ñun la tey jii booy dem booy bi da nga koy bàyyi sa droite ñun la booy dellu si naviguer di dellu si di duggaat da nga koy bàyyi sa gauche te loolu yëpp mool yi am nañ ci remarque parce que nit bu ñu la sampalee benn bant ni la sooy ñëw na nga ko jaar boor bi booy dellu si nga jaar ko boor bi xam nga ni kon fii mooy yoon wi mais léegi nag dañ lay fekk faneen fu nga xam ni ñu jàpp la fa te doo xam ni foofu fii parce que moom bu ñu la jàppee dootoo am luy wax dañ lay jàpp fekk sa gaal guy naviguer di dem ñu jël benn marin tekk si biir dem contrôle seen contrôle mool bi marin bi si nekk existé la ni la nga dem kaw soo demee kaw ñu jël say machine teg jàpp bindal la benn décharge ni la dañ la jàpp zone interdite yow amuloo looy expliqué léegi looy def da ngay dem poursuivre say dossier man nga am. léegi su leen jàppee taxe bi ñaata la leen di teg. taxe bi day dikk ay 100 000. amul négociation de plus bu ñu la jàppee du le même jour ngay fay mën nañ la jàpp tey ji nga am 15 jours mën nañ la jàpp nga am 1 mois
ti koo xam ne tey sa benn gaal bi moom nga amee moom nga am nga yaakaar moom ngay dundal say njaboot suñu ma jàppee ma toog 1 mois liggéeyu ma rey nañ sama njaboot te dama am njaboot goo xam ne dama leen di dundal ñii dañuy jàng kon déjà man. et depuis boobu ba léegi seen taxawaay lan la yéen ci wàllu. mareyeurs ak pêcheurs yi. loolu jooy nañ ci ay yoon def nañ ci ay démarches ay yoon mais ba léegi amaguñ ci benn solution ministre yi ñëw nañ fi ñu jooy ko loolu dem nañu délégation wax ak ñoom ci loolu mais heure boo leen waxee déjà dañ ne boo xoolee si ñoom li ñu lay wax daanaka dañ ne la géej gi yëpp parc la géej gi pour le moment yëpp parc la ñun nag li ñuy jooy te mu metti ñu te ñu am ka mooy ñun amuñu lu jur géej gi bëgguñu nag yàq suñu koom-koomu réew parce que nit du moom alalam ba pare di ko yàq mais war nañu dimbali ci benn côté ba nit ki li ngay liggéey nga gis sa bopp. est-ce que yaakaaroon na tamit que étranger yi nga xam ne Mouhamed mi ngi koy joytu léegi di ko wax may dégg à chaque fois ngeen koy joytu étranger yooyu tamit que ci benn côté aussi tamit que nekkuñu woon di def leen neex parce que si étranger yooyu ngeen di tudd muy sénégalais yi li ñu fi daan yàq bari na ci wàllu maanaam monofilament boobu gis nañ fi dañ ko daan nappee te loolu day yàq géej. d'accord alors que loolu je pense benn su si état jëlee responsabilité boppam tey jii da ngeen ko war a saluer. monofilament boobu ñun dootuñu ci wax. parce que ñun kooku les citoyens ñun bañ ñu ko teree lañ ci génn. mais suñu leen ko teree ngeen génn seen. alors que étranger yi ñu fiy napp sax booy xool bu ñu nee la ñu fiy napp tey jii xëy na kuy sàcc di ko def mais tey jii li nga xam ne moom la ñu mooy ci wàllu étranger ñun ñi nga xam ne mooy li nga xam ne tey jii moom la yàq na étranger dañ leen fi indi woon ñu nekk sur contrat di liggéey sur la société ñuy liggéey ci société yi société di si gis seen bopp citoyen di si gis seen bopp. gis seen bopp mooy da ngay gis koo xam ne tey jii mën nga dëkk fu ñuy wax tarxi passe 400 goy ñëw fii su ñëwee gaal yi teer di dugal si usine bi ñoom ñu fay jënd seen tuuti di fa am booy wàcc lu mu néew de nga am benn 2000 wala benn 3000 booy yóbbaale dund sa njaboot si ñoom nga ko daan am tey bi ñu fi jógee ba léegi loolu mën too ko gis. alors Mouhamed est-ce que tey jii duñu wax ni tout simplement que ni ce problème là non Mouhamed laa wax du problème mu tey jii étranger yi ngeen di wax dafa mel na yéen maanaam étranger ñoo leen yor tey jii su ma déggee li ngeen fi wax yëpp dafa mel na yéen étranger moo leen yor même su yàqu boo xee ni étranger day doxal réew moom mooy dafay doxal réew dëgg la étranger dafa am partition bu muy def ci biir réewam mais est-ce que du ñàkk aussi tamit que fu laal seen bopp dëgërul seen bopp ngeen mën a jël seen ay responsabilité bopp aussi yéen li nga xam ne moom moo leen war ngeen def ko pour que yéen seen économie réew seen économie dëkk ngeen téye ko seen bopp. waaw merci ñun suñu problème c'est un problème qui se pose ñun dañu nekk fii ci kaw il faut ñu am mool buy dem géej c'est clair il faut ñu am mool buy dem géej parce que Yacoub exemple bu mu la joxoon sànq exemple bu ndaw la ñoom c'est des mareyeurs gars yi bu ñu ñëwee bu ñu indee jën man dama koy jënd man mii mareyeur jaay ko keneen bu ñu indee 20 projets man danaa ci am 5000 ci projet bu nekk donc jour boobu man danaa gagner 100000 c'est clair bu ñu indee yeneen jën gars yi dañu koy jëndee bu kaa di ko jaay pour yeneen usines yi jigéen ñi daañu gagné par jour 20000 30000 40000 jigéen bu nekk dana gagné lu ëpp loolu gaa bu jël bi bare woy c'est clair kon ñun il faut ñu am mool buy dem géej ñun soxla ñu étranger dañu doy étranger ñun dañu soxla ku dem géej mais yéen a wax ni étranger yi ñoo yor napp gi parce que depuis bu ñu ñëwee Nouadhibou 2004 ba léegi étranger la ñu liggéeyanteel te depuis bu mu demee léegi ça fait 4 mois wala 5 mois man mii jënd naa machine brique léegi maa ngi defar brique mais koo xam ni dafa doon liggéey di gagner 200 300 100000 par jour moom léegi mu ngi gagner ay 7000 ouguier 10000 ouguier loo ci wax yow. mais est-ce que tegoon ngeen ko ci yoon aussi tamit. li ngeen ko doon doxalee est-ce que tegoon ngeen ko ci yoon est-ce que du loolu la état bi gis ni tegu leen ko ci yoon kenn ku nekk day def lu ko neex kenn ku nekk yéen di jaar fu nekk de gauche à droite mu jël ay matukaayam jël ay responsabilités boppam. non ñun dañu doon napp rek ñun amuñu musuñu def dara lu déranger état moom lu mu la wax encore moom mii lu mu la wax c'est très clair état bi am na fu mu tere boo fa duggee mu jàppale mu wàcc sa machine d'accord kenn mënu ko contre et fii chenal la buñ la tooñee yow man duñu ma tooñ c'est clair erreur il faut mu am boobu bañuñu ko mais dañuy soxla mool buy dem géej moo amul Mauritanie amul mool buy dem géej xam nga ban la am ñaar parce que bu ñu defaree gaal yi am na ay mool yu bare yu ñëw ci ñun c'est des Mauritaniens. mais ana waa Njaago yi. waa Njaago ñu ngi liggéey. mais est-ce que mais Njaago yi tey jii ñoom den économie réew mi ñoom ñoo ko téye seen maanaam napp gi ñoo ko téye seen loxo alors Njaago yooyu du dem géej xam nañu géej.
seen doom yaa ngi ci biir géej gi ñoo ngi fii Nouadhibou alors lan moo waral tax tey jii nga wax moom Mauritanien amul napp amul mool bu mu mën a dem géej. chaque question a sa réponse njaago mu ngi fii bare nañu alhamdulilah fii bare nañu njaago alhamdulilah ne leen yàlla yokk mais est-ce que depuis gars yi bu ñu demee ba léegi ça fait bientôt 4 mois wala 5 est-ce que am na 10 gaal bu njaago buy dem géej te dama la doon wax gars yi ay 300 et quelques woon gaal dañu doon gérer fii plus de 40 usines seen mukaay yëpp gaal yi ñoo koy gérer depuis bu ñu jógee fii est-ce que am na 10 gaal njaago buy dem géej yaa booy musul dépassé 50 000 day dem ba 50 000 60 000 mu ngi ci 200 000 mu ngi ci 200 000 après ñoom ñu toog ci état ñu ni am nañu ay nit yu napp mais à Nouakchott am nañu ay famille yoo xam ni c'est des pauvres état bi joxul leen dara ñoom amuñu dara lu dul sa doom mu dem géej bu demee géej mu seet foofu mu am foofu yabooy mu indi ko ci biir kër gi. mais yow Mouhamed yow est-ce que da ngay dem géej yow. man duma dem géej man daawoon naa dem géej 2003 mais mu dematuma géej. depuis 2003 non awma kenn kuy dem géej. mais lan moo waral tax tey jii est-ce que loolu laa lay wax est-ce que tey jii du ñàkk aussi tamit que dëgëral la seen bopp parce que su fekkoon ne woon préparé woon ngeen lii parce que économie réew tamit même su fekkee ne étranger bi daf ciy dugal loxoom ki ko war a téye mooy doomu réew ma. ces questions dañu ma neex parce que dañu ñëw ci seen place gis nga question bi dafa ñëw ci place am gis nga état bi moo waroon jël ay mesures. avant ni Sénégalais yi képp ku dugg fii ak sa licence am nga 40 mool gaal yi dañu am 40 mool lu gën a nooy 30 mool na nga am 5 yoo xam ne day nekk ci biir gaal gi di liggéey comme mool yi di jàng comme mool yi loolu musul am c'est clair man mii dama ñëw di liggéey aw ma gaal aw ma machine am naa tuuti xaalis rek ay 100 000 wala 50 000 wala 1 million wala 2 millions wala 500 000 dama koy financer ay nit dama leen di jox sama xaalis ñoom ñu dem di ma nappal. c'est clair su ma amoon ay Mauritanien moo ma gën a nekkal garantie parce que Mauritanien mu ngi ak yow fii du gën a dëkk bi mais loolu musul am moo tax Mauritanien du jàng dara mais wax naa la sànq benn wax xaaraloo ma tonto la ma ni la ñun bu ñu defaree gaal yi am na ay Mauritanien yu ñëw ci ñun bu ñu ñëwee ci ñun di commencer di liggéey ñaari problème la ñu am benn bi mool bi bu demee géej liggéey une semaine am 200 000 am wala 100 000 am wala 80 000 am dematul géej bu ko wooyee mu fay téléphone am. dematul géej ba xaalisam jeex kon sa liggéey yàq na te yow yaa ngi dem par jour da ngay dem le matin nga retourner le soir ok bu demee encore une semaine boobu amul jën kon dootul ñëwaat ci géej gi parce que pour moom liggéey boobu amul xaalis. lan moo ciy pexe léegi lan moo ciy pexe actuellement su fekkee ni tey jii parce que état kenn du xeex ak moom. mais lan moo ciy pexe tey jii lan mooy pexe tey jii yéen si seen organisation lan mooy seen pexe pour ngeen mën a taxaw situation bi ngeen dugg tey ngeen dindi ko. pexe mooy lii il faut mool mu jàng dem géej parce que mool mën na nekk ci biir école bi di jàng mais bu génnee école bi dem géej wàccu rek lay liggéey. wàccu kese mooy liggéeyam c'est un problème yow boo ne demee di naviguer te yow mosuloo dem géej c'est un problème. mais tey jii élèves yooyu tey jii nga wax ci école bi ñaata la. non état bi lu mu wax bare na loolu tey jii suñu jénnoon tey jii yaakaaroon dana faj mbir mi. lu muy faj ñoom bu ñu demee il faut ñu pratiquer ñoom bu ñu génnee il faut ñu pratiquer. comme li ma la waxoon sànq est-ce que yaakaar nga dañ leen di jàngal ni ci classe yi rek te duñu dem pratiquer dañuy pratiquer. il faut ñu pratiquer est-ce que nekkuñu ci biir géej gi loo yëgul yow. état bi génnewul benn gaal ñun lii mooy suñu liggéey lii mooy suñu métier man mani la sànq man du ma la wax xalaatu journaliste parce que du ma journaliste man xalaatu mool laa lay wax parce que mool laa c'est clair. état bi jëlagul benn mesure pour jël benn gaal pour jàngal mool yi bu jëlee benn gaal encore il faut mu jël ay sénégalais indi leen pour sénégalais yooyu jàngal gars yi c'est clair loolu état bi bu ko defee dana am ay mool. ok joxal ma Yacoub ñu ñëwaat ci Yacoub su ma déggee da ngeen bëgg jël lépp rek xëpp ko ci kaw état maanaam. jafe-jafe yëpp pour yéen état moo leen teg coono ji ngeen nekkee tey jii mais état dafa am nu muy doxee état tamit du bàyyi ay étranger ñu jógee ca àll ba ñëw bëgg yàq seen économie réew su demee ba nar a jéggi parce que yéen a ngi tudd léegi ay sénégalais yooyu ngeen di tudd léegi des fois il dépasse les limites des fois da ngay ñëw nga gis ñu wax la ni la fii waroo fi dépassé yéen Mauritaniens yi ngeen respecté ko du ngeen fa dépassé mais ces sénégalais là des fois dañuy ñëw jéggi loolu mu jaral leen sax ñuy xeexante ak marins yi ci biir géej gi est-ce que vous jugez logique tey jii que loolu est-ce que du seen intérêt bopp rek ngeen di xool bañ a xool aussi tamit que intérêt réewu Mauritanie micro bi surtout s'il vous plaît. xooloon suñu intérêt bopp ñun dañu xool suñu intérêt
réew mi ñun duñu xool suñu intérêt noonu ndax bu ñu demee ba dàq Sénégal yi jën di ñëw fii mënuñu jot si jën bi état bi mënuñu jot si jën bi ñun yi mënuñu jot si jën bi ñu war def jën bi ana jën bi ana ñuy jariñoo si jën bi su fekkee ne mënu leen jot si jën bi ñan ñoo koy jariñoo bu fekkee mënuñu jot si jën bi ñan ñoo koy jëriñoo dégguma la kan mooy jariñoo jën bi kan moo koy jariñoo su fekkee da nga ni mënu leen jot si jën bi kenn mënul jot jën bi ana jën bi donc fan la jëm jëlal micro bi ci suñu jën ñu ci suñu benn jën jënu bato daal muy wàcc fii jënu bato bi kese muy wàcc te mënu si jot jënu bato dafay yàqu yëpp dafay yàqu day jaar si raccord yëpp dafay yàqu day dem mukka léegi lan mooy seen solution yéen lan ngeen di proposer comme solution parce que man dama bëgg à chaque fois su ngeen di jàngat ngeen di xeex dara wala ngeen di wax dara daf leen métti dama bëgg ngeen teg ci dara lan mooy seen solution lan ngeen di proposer loo xam ne lu concret la loo xam ne mën nañ ci dégg te lii ku ko dégg dana xam ne lii lu logique la daal lu ñuy proposer daal lu ne si état bi mu xool nu Sénégalais yi daal mais yéen sans Sénégalais du ngeen dem duñu dem sans Sénégal mënuñu dem mais loolu est-ce que loolu du insulte est-ce que loolu bu ñu doon dem duñu am 4 mois duñu am 5 mois mais Moussa ñu am 4 mois 5 mois nu ngi d'accord ñëwal ma ci Moussa mais est-ce que loolu tey jii du saaga seen bopp yéen Mauritaniens yi su dul Sénégalais yi du ngeen dem loolu gàcc la de bon d'accord ñun sans Sénégalais dañuy dem c'est que dafa am benn méthode fu muy waxee moom xam naa ni daf la déggu bu baax sa question bi parce que fii tey bu ñu nee la Sénégalais yi sans Sénégalais yi du ñu dem waxin la xam nga dañ ne la tey jii bu fekkee filatourné yi ñuy def ci sa li nga xam ne moo gën poser problème bi ci au niveau de Sénégal bu ñuy wax diggante Sénégal ak état bi seen ñàkk respecté loi bi nga xam ne moom la état bi teg mooy tey jii état bi dafa maye ay licence mooy gaal yi nga xam ne tey jii dañuy naviguer au niveau de Saint-Louis di ñëw ba côté Nouakchott di fa nappe ñooñu état bi dafa leen di may ay licence mu am moment boo xam ne état bi licence boobu daf koy téye kon soo naviguer nga dugg zone Mauritanie nga ñëw napp fa état wu njaago jàpp la yaa tooñ sa bopp kon tey ci dugg nga si loo xam ne du sa yoon parce que actuellement bi problème bi amee léegi tey ji ñoo ngi jàpp nañ fi ay gaal si njaago te ñooñu dañuy dem def lu nga xam ne du yoon te li gën a posé problème moom mooy tey ji dafa am gaal yoo xam ne dañu fi doon dugg te amuñu licence moo gën posé woon problème bi am ñu nga xam ne dañu doon trafiqué ay licence tey jii nga dem mooy gaal yi nga xam tey jii dañuy nekk ci campement yi. alors est-ce que waru leen saluer aussi ci l'effort bi état loolu moi je suis fait dama d'accord ci côté boobu parce que d'accord ma kuy trafiqué jël benn licence di ko jox ñetti gaal wala ñeenti gaal ñu koy liggéey te loolu moo am te loolu exemple gaal guy yóbbu 30 personnes nga gisee 30 Mauritaniens ci fi la tournée boo amul 30 personnes amuloo nombre bu mën liggéey mais fooy jëlee 30 Mauritaniens yoo nga xam ne dañuy nekk yow supposons bu jëlee dama jógee njaago tey ma nekk sama gaal nekk njaago am 10 yoo xam ne ay njaago lañ mais mënuma am yeneen 10 fii. mais damay dellu si toujours si question bi nga xam ne posé woon naa ko Mouhamed. alors tey jii nan nga jàngatee école bi nga xam ni Mouhamed wax na que ni ñoo état bi taxaw nañ ko di préparer nappkat yi. alors ban jàngat nga ci am dëgg-dëgg techniquement. école bi jàngat bi am naa ci jàngat bu metti mool kenn du ko jàng ci kaw. kenn du ko jàng ci ay classe. mool kenn du ko jàng ci classe. mool na ngay nekk ba âge jàng ko mokkal ko man ko mool du lu ñuy jàng ci classe di ko bik di la trajet naan la lii la ak lii la. ka jàng sa classe ba man mii nga xam ne tey jii toog naa 7 ans wala 8 ans doo ma géej su ñëwee ma jox ko benn lu tuuti benn xam-xam mu ndaw boo xam ne moom mënu ko tari. mais marin bi. waaw maanaam moolu superposé la marin bi ñuy jàngal ci école muy dem ci biir géej gi du am benn problème. waaw du ci côté boobu parce que xam nga géej xam-xam la mool. dafa am lu làqu ci biir. dafa am lu bari lu nekk ci biir mool da ngay mën napp. mool da ngay xam jët mool da ngay xam géej day nas wala day fer mool da ngay xam tànn baax na wala baaxul. mais est-ce que xam nga mool ça veut dire que du question da ngay ñëw taal machine rek parce que mool léegi dafa yomb. da ngay ñëw taal foofu machine bu bees ñu jox la nga taal GPS mu wax la fi nga jëm wax la fii nga jëm ñaata kilomètre nga ko war daw temps ci heure moom nga fa war àgg bu njëkk mool da nga daan taal sa gaal muy guddi biddéew bii moom ngay dawee biddéew bi fajar lay fekk. vidéo bi xam nga fan la jëm
est-ce que collaborer ngeen ak ñi nga xam ne tey jii ñooy jàngal mool yooyu tey jii di ay nationaux di ay Mauritaniens. gisuñu leen parce que xam nga la cause mooy lan. collaborer wuñu ak yéen. kii jàngal mool bi xëy na ka muy waxtaanal xëy na kooku xamul dara si géej mosuñu ba ñu déggee école beeg léegi mosuñu gis ñu def benn émission boo xam ne ñëw nañ fii si territoire bi nga xam ne fi la mool yi nekk posé leen question ni leen dañu bëggoon ngeen ñëw yokk lu tuuti xam-xam ci ñi ñuy jàngal. voilà donc Moussa daanu dellu soit ci yow léegi damay fàttali mbokku téléspectateurs yi que ni am na tamit ay maanaam reportage pub yu nu def ay témoignages yoo xam ne tamit que def nañ ko ak ñenn ci ñi nga xam ni ay mool lanu ay jaaykat lanu ñi ñoo ngi ci tefes gi ñu tàllal leen sunu ay micro ñu am ay kaddu yoo xam ni yëkkati nañ ko jëmale ko tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkoonteel ñu ànd ak ñoom dellu soit ci biir plateau bi. maa ngi tudd Saad Alioune Dieye mareyeur la fii ci Nouadhibou Nouakchott laa ji ko nekk ça fait depuis 2005 laa ñëw Nouadhibou bon ci affaire mareyeur bi ñëwee di wax fondation mareyeur noonu fa ci ko fondé man maay deuxième homme bi taxawal affaire mareyeur fii ci Mauritanie Mouhamed Ali mooy premier mooy deuxième fédération Mauritanie des mareyeurs maay seen trésorier général xaw na métti mooy c'est-à-dire mool fii dafa métti trop léegi la pêche ça fi am na ay at dafa métti dañ ko deewal carrément jafe-jafe yu métti la ñuy jànkoonteel fii yu métti c'est-à-dire bon citoyens yi presque presque nun Mauritanie presque amuñu mool yu mën liggéey si liggéey bi fii encore bu dee Nouadhibou fii c'est-à-dire zone yi ñuy nappee dafa xat fii zone moo xat diggante bu gàtt moo fi am ci dañ def parc yu bëri moo fi am parc xam miinu ma géej gi dëgg ci kaw laay nekk mosuma dem géej biir géej Nouadhibou fii daan naa mool Nouakchott laa defee géej mais fii daan ma fi géej mais jafe-jafe met dañuy teg mool yi fu ñu jaar dañ leen di kar fu ñu jaar ñu arrêté leen dañuy tere fii amuñu sax droit romb pour dem parfois da ngay romb pour dem rek ñu arrêté ne kaay wàcc sa machine da ngay fay kooku métti na trop actuellement nag li ñu bëgg mooy comme génne nañu citoyen kese ñooy napp nañ leen may jaamu ñu napp. asalaamaaleykum man maay na fiyaat Dieye ñun ay mareyeur la noo nekk si tefar gi gisuñu ku ñu jàppale bëgg nañu daal état bi jàppale nu sunu liggéey sunu lépp saa dañuy jënd ba pare jën bi des si ñun ay jigéen lañu état war nañu geesu duñu financé li ñu naqa daal si dëkk bi moom bare na bëgg nañu jàppale suñu borom kër yi dem géej suñu tournée fii ñu jàpp seen machine tegg seen ñaari machine te ñoom li ñuy liggéey si la ñu yaakaar nun ñii si la ñu yaakaar ñuy déglu état bi nag lu mu wax war nañu dimbali. bon jafe-jafe yi bëri na trop parce que ñun ay Mauritaniens mais problème yu ñu am vraiment mënuñu ko nettali kenn sax vraiment pour ñu liggéey rek problème la te jën waroon na mën a jar loo xamante ne tey ku nekk mën nga ci njëriñu parce que parfois jën bi daana manqué sax wante léegi jën bi dafa lamp parce que génnutul. jën bi nga xamante ne moo gënoon am solo fii ci Nouadhibou mooy jën bi gaalu mbaal fi indi parce que ci leen ñëpp di njëriñu waaw mais bu fekkee ne léegi pour nga dem géej problème la jën boobu dana dem ba dootu fu mën a ñëwati parce que ñu bëri ñu commencé découragé sax pour dem seeti feneen. voilà donc ñu ñëwaat ci Mouhamed tey jii da ngeen di wax à chaque fois ngeen tudd li nga xam ni moom mooy maanaam li jëm ci wàllu jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel alors tey jii lan ngeen mën a wax loo xam ni tey jii dafay jariñ malgré que jafe-jafe bi am na ban système ngeen jël ban maanaam taxawaay ngeen di taxaw pour mën a dem ci problème yooyu ngeen di jànkonteel pour mën a fexe ba problème yooyu mën a réglé wu est-ce que yéen a ngi am mbootaay parce que su problème amee war na am mbootaay boo xam ne daa ngeen mën toog di si sottante xalaat di si waxante xalaat est-ce que am ngeen mbootaay boobu d'abord. bon man lii nekk fii rek laa la mën a expliqué toog toogaay bu baax waaw. man lii nekk fii rek laa lay expliqué gis nga man sama xalaat boobu laa am xam naa ni mën na am xalaat boo xam ni baaxul mais danaa ko wax bu dee encore baaxul dana am 10% bu baax. ñun daa dañu war a jàng ci li ma la waxoon sànq war nañu jàng ni Sénégalais yi ça fait 30 ans ñu ngi ak ñun wala 28 ans di def fii la tournée ci biir Mauritanie
non d'accord naa ak yow ci loolu mais man dama bëgg nga wax ma ni ma ke nga répondre sama question est-ce que am ngeen mbootaay maanaam association boo xam ne daa ngeen ci toog di wax seen ay problème di régler seen ay problème su jaree ngeen dem ngeen seeti jëwriñ ji su jaree ngeen def ay doxu ñaxtu est-ce que dama ni est-ce que am ngeen ko ba tey fii est-ce que am ngeen mouvement bu leen di ngeen di wax seen ay problème yéen parce que d'après man li ma dégg ak d'après jàngat bi ma def yéen seen wàllu bopp sax seen bopp àndu leen su ñuy jaaree nii ji jaar na leen su ñuy taxawee ànd ñett ña ñoo ngi dem nekk ci leneen man foofu moom laay waxee est-ce que am ngeen mbootaay bu ngeen di jooyee seen ay jafe-jafe. bien sûr am nañu ko toog nañu plusieurs fois ñu ñëpp ni def réunion mareyeurs yi dem nañu ci waali bi dem nañu ci xaakim bi dem nañu ci délégation mais amul lu muy changé amul lu muy changé foo dem dañu lay wax fii kama kaw la jógee boo ñëwee ci délégation ñu ne kii ci ministère la jógee ñun du ñun ñoo koy négocier foofu nga koy négocier. mais dama leen déggul benn problème benn man gisuma leen ci dara gisuma leen ci média yi gisuma leen ci mbedd mi demu leen géem a wut audience à la présidence de la république gisuma leen ngeen gis ci ministère bi gisuma leen ngeen di yëngut ci dara loolu moo tax ma laaj leen ne leen ndax yéen am ngeen taxawaay parce que loolu tamit c'est important. Nouakchott mosuñu fa dem mais fii dem nañu fii ba tey comme grand bi nu mu la waxee sànq. mais du Nouadhibou mooy régler problème bi. problème bi du fii mu doon koy régler. ça c'est vrai mais l'essentiel ñun war nañu xam rek ni ñun ñëpp war nañu taxaw pour doxal réew bi mooy suñu intérêt ñun ñëpp Mauritaniens yi nekk ay mool loolu mooy suñu intérêt ñun ñëpp donc nañu boole suñu xalaat yow ministre bi bul jël sa xalaat yow kese man encore mool bi bu ma jël sama xalaat man kese non ñoo fa nekk ñu jàngalee école yi dañu jël fii ay capitaine naar ñoom xamuñu dara ci géej xam nga lan la ñu xam pul tu moom kenn mooy géej fii am na sol fii am na langos fii am na poulet fii am na fil à tourner fii am na gët c'est clair am na napp yu bare yoo xam ne waxuguma la ko mu ngi fii ci biir géej gi du pour kese ñoom ñu ngi leen former léegi di leen wax bu ngeen paree est-ce que ici daan leen jox financement wallahi am na ñu ñëw ci man di ma ñaan may leen financement yi du financement yu ndaw gars yi duñu ko jox koo xam ne woowu ñu la il faut ñu woolu la ba pare koo xam ne yow yaa ngi ànd ak say doom pendant 20 ans yéen a ngi doon liggéey loolu foofu yaa ngi ànd ak sa doomu rak doomu sant doomu kii yow yaa leen yar ci fil à tourner ñoom ñu nekk ci fil à tourner ba mag est-ce que da nga bokk ak koo xam ne tey dafa nekkoon école pendant 6 mois wala 8 mois mu génn même bu génnee boo moytul mënu taxaw sax ci booru gaal gi mënu taxaw sax donc bu ñu bëggee wax li ñuy wax dëgg rek. voilà gars yi dañuy am koo xam ni mën na former mool yi il faut ñoom ñu jël étranger yi former mool yi. man daal man jaaxle naa quoi parce que le mot étranger toujours day dellu si alors que dafay mel na donc li may waxoon rek moom mooy dellu si ci yéen maanaam ñàkk gëm seen bopp yéen fii gëmu leen seen bopp parce que su ngeen bëggee Mauritanie dox te ngeen ni étranger rek ñoom ñoo mën a doxal géej gi man loolu ça me fait peur. ça me fait peur su ngeen dee wax rek étranger rek moo mën doxal réew mi Sénégal yi dem noonu rek. géej étranger moom mën doxal réew moom. étranger moom mën doxal réew moom doxal une partie dafa am lu mu war a mën doxal du lépp. bu ñu xamee géej ba léegi ci étranger rek ñu ko xam bu ñu xamee géej ba léegi nekk marié. étranger mais la Mauritanie est un pays indépendant. ñun du moom suñu bopp. non moom suñu bopp. alors pourquoi ngeen bëgg jël rek étranger yi ñu mën a taxawal. suñu xaalis def ko si géej bi ana Sénégal ana Mauritanie boo xam te day yéene 20 millions ana Mauritanie boo xam dafay yéene 30 millions 30 millions mën nga def si pour mën nga def si kanama dafa mën nga def si dund ñun mën na ko def benn bi mën na ko def ci flantourné ndax amoon naar boo xam te dafay def flantourné amoo ko am na naar boo xam te dafa am kalmbar amul naar boo xam te dafa am kalmbar fi amul day finance rek day wax naar bii de finance na ma ay parce que loolu du liggéeyam moom loolu du liggéeyam xaalisam la am pour que ci def waaw et am na ci droit j'espère si lan loolu étranger du ko def bu dul étranger du ko def day dem fële ubbi boutique wala mu ubbi magasin wala ubbi leneen di jaay ay gëm ay loolu mais est-ce que le problème tey jii dootul problème mu naar bi wolof bi soninké bi pulaar bi problème général la tey problème général la je pense que ñëpp su fekkee da nga am jafe-jafe ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp benn lañu waaw d'accord sénégalais mauritanien yëpp benn lañu sénégalais mu ne bu ñu fekkee ne duñuy wax duñuy dàq sénégalais mun nañ nga dàq ndax mënul ñàkk sénégalais sénégal encore mënul ñàkk mauritanien ndax ñun suñu bopp ñu foofu mais est-ce que sénégal yi moom laa lay wax ni charte yi nga xam ne réew mi tracé naka ñoo ngi koy respecté
est-ce que charte bi nga xam ne réew mi tracé na ko condition yi état bi joxe est-ce que ñoom Sénégal yi respecté nañ ko. Sénégal yi condition bu ñu leen jox dañ koy respecté condition bu ñu leen jox dañ koy respecté xëy na nag dana am tëb-tëb si biir dana am loo xamante ni jaarul yoon yaakaar bu fekkoon day jaar yoon rek ñoom respecté nañ ndax fii du seen dëkk ñoom dañu ñëw di liggéey fii dem seen yoon ñëw fii daan seen doole dem seen yoon ñu si am suñu wërsëg waa Tarxee di si am seen wërsëg waa Nimrod di si am seen wërsëg yaakaar gisuñu ko. alors yàqu ko depuis bi jafe-jafe yi ngeen di dund nga ko wax am na ko que Sénégal yi dem nañu étranger dem nañu depuis boobu ba léegi tey ji yow sa liggéey nan la demee. sama liggéey dafa taxaw mu toll dafa taxaw ndax am naa gaal yoo xamante ni war nañ dem géej mënatuñu dem géej sama liggéey dafa taxaw carrément maa ngi financé presque à peu près ay 60 millions yaakaar mi ngi taxaw gaal yi boo demee buntu yi nga gis gaal yi boo demee buntu yi nga gis gaal yi boo demee Bousni nga gis gaal yi boo demee Abbas nga gis gaal yi. léegi ban appel ngay lancé tey jii aux autorités mu jàppal ñu si Sénégal yi ndax Sénégal mooy suñu mbokk Sénégal yi mooy suñu mbokk te mën nañu ñàkk mënuñ def suñu xaalis si géej ba pare muy taxaw fii man li may ñaan moom suñu. yéen daal su Sénégal nekkul du ngeen napp. nu bàyyi na si turki yi ak chinois yi ak ñooñu nu bàyyi nu ndax gis suñu jën boo xamante ni. waaw non loolu moom c'est un problème état parce que état bu nekk mais chinois yi coopération la. chinois yi boo xamante ni duñ koy lekk. boo xamante ni dem si usine rek. waaw d'accord mais ñoom coopération entre état ak état la am na fu nu jëriñee Mauritanie am na yu bëri yoo xam ne si infrastructure ñoom ñoo koy def. état bi waaw mais état loolu liy liggéey tamit loolu mooy rôle am. ana yow soo nekkoon tey njiitu réew tey jii noonu ngay doxale du ma nangu jiitu réew du ma nga nangu mais su la ko yàlla joxoon noonu ngay doxale non dama koy jox keneen rek man moo gën ndax dafay métti voilà Moussa man daf may jaaxal à chaque fois suñuy wax ay affaire étranger affaire chinois affaire turquie affaire nangam alors que coopération état dafa am te loolu aussi tamit j'espère que ni nit ki war na mën a taxaw bañ a xool rek intérêt personnel am mais xool aussi tamit intérêt général bu réew mi coopération dafa am Mauritanie jëlul géej gi xëy na jaay ka noonu rek wala joxe ka noonu rek dafa am tamit que fu mu koy fekk bon d'accord xam nga ñun bu ñuy wax ci waxu wàllu étranger dafa am d'une part bu ñu koy waxee parce que tey fii dañ ni la woon pul zéro étranger moom la ñuy def ci licence bi ñu am ci difficulté bu bare mooy tey ji gaal gi bu doon dem tey ji pul pour nga am 6 Mauritaniens yu normal yu nekk ci biir gaal gi di liggéey ak yow daf mu poser problème tey gaal yi bu ñu doon exemple bu ouverture amee su ouverture pour amee tey jii su gaal yi nekkee 2000 gaal xëy na nga gis 1000 gaal dem wala 1500 gaal dem mu des 500 gaal yoo xam ne dañuy am problème mu mool te mool bi li ko doon mooy problème mu ñun la bu étranger napp pour te étranger bi xëy na c'est vrai que bu mu napp pour xëy na kooku dafa am benn démarche bu gars yi defoon bu amul erreur bu ci nekk parce que tey bu ñu nee étranger bu mu dem parce que étranger si biir gaal Mauritanie bi lay def jaayul jën escorté wul jën Mauritanie bi moom gaal moom machine moom matériel da nga ñëw di nga liggéey moom di nga dimbali soo ñëwee la nga am mu jox la ko yow étranger bi nga dem tëdd sa kër kon kooku war nañu mën dimbali Mauritanie ba mu liggéey d'une part parce que Mauritanie bu doon sago ma tey ji mu am 6 Mauritanie yoo xam ne ñooy nekk ci gaalam benn étranger du ko rax mais foo koy jëlee mais ngeen lijjanti ko suppose am na daa am ngeen dox ko xam nga si dox bi mooy bu ñu ne la tey ji ouverture jot na nga gis taximan borom charrette nekk Mauritanie bàyyi sartam ni day dem defi 15e bi exemple 15e ouverture mais xam nga lan moo ko yóbbu géej 15e boobu mais géej du pour 15e rek man def liggéey financé moo sama matériel pour 15 jours kooku 15 jours boobu lay dem pour am fa dara su 15 jours bi jeexee mu wàcc dem na yoonam déwén moo koy dellu si wàcc ci géej. voilà daan si gën a ñëw ñu dem ci ñaareelu pàccu émission bi ci li nga xam ni moom mooy lii di deuxième reportage yi nga xam ni dañ koy def ñu ànd dem seeti sunu ay reportage dellu soit ci biir émission ñun doomu njaago nanu dëkk si dëkk bi di ay doomu njaago ñun sonn nañu si Nouadhibou gii sunu jëkkër yi mënatuñu dem géej te ay doomu Mauritanie nañu sonn nañu torop buñ demee fii marin yi jàpp leen di waxu étranger yu kenn xamul ñun daal sonn nañu te boole si ñun jigéen ñi nga xamante ni ay mareyeur nañu danoo liggéey fii di yeb jën di yóbbu nawaasu léegi jën bi mënatul dem
boo waxee ñu ni dëkk bi dafa buuse mënatuñu yóbbu jën amuñu oto yu ñu yóbbu ñun ay jigéen yu taaba nanu fii rek yoo xamante ni ay ñaari kees ñetti kees juróomi kees yooyu nanoo am te nee nañu frigo yi ñooy yeb te ñun sonn nañu si loolu dañu bëgg oto yoo xamante ne daanu mën di ñu yóbbul suñu jën diggante Nouakchott gii te mënuñu amuñu ko. إنه نحن مواطنين موريتانيين اختاروا نشتغلوا حتى بينا والناس ما هم خلينا نشتغلوا ولا أعطينا بديل. أولا اختاروا نشتغلوا لا نمشون قالوا لنا عن إترانجي نحن إترانجي نقدروا نبدلهم نقدروا نشتغلوا خلوا أولادنا يقدروا يشتغلوا يا ما بينا لا يمشينا قارب لا نمشينا قارب مش يقولنا في إترانجي يكبوا يطلعوا مكانه يحكموا يقرعوا منا حوتنا يقولنا الحوت لا يستهزروا منا ولا مخلينا نشتغلوا نختاروا والله لا نختاروا نشتغلوا هون اولاد موريتانيا يقدروا يشتغلوا حتى لان يخليهم يشتغلوا نقدروا نعدلوا بيدير هون متوار man li ma naqdi fii bare na su ma toogee fi di ko wax du jeex waaye dama leen di xamal rek ñun jigéen ñi sonn nañ bëgg nañu liggéey dimbale suñu jëkkër bëgg na ñoo amee suñuy njaboot macha allah wa tabarakallah léegi nii amuñu fu ñu toog benn marché lañ ñu tabaxaloon fii mi ngi fii si buntu port ñu tabaxaloon nu ko jox nu ko man loolu moo ma gën a naqdi dama ne woon bu may wax moom laay njëkk a wax mi ngi fii si buntu port ñu tabaxaloon ko ñun jigéen ñi jox daggal nu fi ay place yu ndaw ñu toog fi du jaay ba yàgg saa nu ñëw jénneenu ti ma nga nu tëj boobu ba léegi kenn nekku fa loolu lu ma gën a naqadi loolu si la bokk sonn nañu wax dëgg yàlla ñun jigéen ñi ku ñu jàppale nu jël lii nag occasion la si ñun mosuñu woon am ku ñu tàllal micro du ñu laaj suñu xalaat lii neex nañu lool dañu siy wax nag ba jeex ñoo ngi ñaan yàlla nan nu jàppale ñu liggéey rek la ñu bëgg liggéey la ñu bëgg nan nu jàppale ñun ñoo ngi fii suñu doom yi sonn nañu mënuñu liggéey xoolal ñaata gaal ñooy dem par jour di wàññeeku ndax ñu naan duñu laaj ay fukki junne dem fukki junne dellu si lu kenn xamul sonn nañu wax dëgg yàlla. suñu yëg-yëg moo dëkk bi sonn nañ trop parce que surtout marin yi ñun machine bu ñu jënd bu bees gaa yi jàpp ko ça fait actuellement man jàppal nañ ma war ma 10 machines am naa sama beneen copain aussi jàppal nañ ko ay machine bon nañu si jàppale daal surtout nguur gi sonn nañ trop et bu ñu jógee roq bi dañ lay fayloo ay 200 000 ay 100 000 loolu mënul nekk et puis nguur gi nañu jàppale daal franchement. voilà donc mbokku téléspectateurs yi ñu dellu soit ci plateau bi pour jeexal sunu émission xam ngeen ni tey jii ñoo ngi ñëw tey jii ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy mareyeurs yi pêcheurs yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu Nouadhibou ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy dund mu mel na kon defe naa ni mooy émission bu njëkk bu nga xam ni xeltu jën na di décentraliser li nga xam ne mooy askanu réew Mauritanie yëpp wane rek tout simplement que ni ñëpp ñoo ci bokk kenn ku nekk fi nga mënti nekk muy waalu geeg yëpp nu préparé ndax daanu ñëw ak ñoom ci li nga xam ni moom mooy doxalinu réewu Mauritanie Mouhamed du ñuy ñëw parce que li ñu des ci waxtu bareetul alors que ñu ñëw rek ci léegi message yi nga xam ne yaa ngi koy lancé tey jii selon li nga xam ne wax ngeen ko fi yëpp ban jàngat nga am ak lan nga yaakaar ni tey jii mooy solution bi ak ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité étatique bu réewu Mauritanie ñi nga xam ne ñoo yore réew mi tey jii lan nga leen di ñaan lan ngeen di wax parce que état tamit soo si nekkee tamit da nga koy ñaan ndaxte ñoom la yàlla teg ci bopp réew mi lan nga leen di ñaan tey jii pour que jafe-jafe yi ngeen di dund tey jii comme ni ngeen ko waxee mu mën a saafaraw. man laa dama bëgg a joxe benn message bu ndaw dama bëgg a encore ñaan comme li nga wax bon première chose bëgg naa la wax yow li nga waxoon sànq du noonu ñun ba ñu étranger d'accord ñu pour étranger rek mooy doxal suñu réew non du loolu. ah moom la Yaxub wax mais non xaaral mais daf ko wax à condition Yaxub moo ko wax Yaxub moo ni étranger yi ñoo yor réew mi waaw mais yow nga yaakaar man loolu laa bañ waaw man mënu ma nekk sama réew ba pare étranger bëgg ma yor d'accord da nga koy bañ mais ñun il faut ñu d'accord ko à condition comme grand bi mu la waxoon sànq 1% rek ñun ne ñu xam ni am na liggéey boo xam ni étranger moo ko fi indi moom moo ko yóbbaale ak moom rek moom bàyyiwul fa dara ci loolu mais ñun ñoo ko defar suñu bopp parce que étranger bu ñëwee ci ñun di liggéey ak ñun war nañu jàngal mu liggéey lan la moom bu demee ñun ñu mën ko liggéey mais su dee 30 ans mu ngi ak ñun wala 28 ans mu ngi ak ñun ñu liggéey boobu ñun mosuñu ci liggéey mosuñu ko xam tey moom mu dem daf ko yóbbaale rek ñun jëluñu ci dara métier boobu muy filature ñun jëluñu ci dara te moom moo ëpp xaalis ci liggéey bi surtout. alors léegi émission bi jeex na ban message ngay lancé. damay lancé rek ni état bi bu dee day delluwaat Sénégalais yi
la def ci biir rapport am ni gaal bu nekk na am 5 6 3 Mauritaniens jàngal dem géej ñoom ñu xam lan mooy fii la tournée su boobaa état bi mën na jël ay mesures am bu deful loolu du am benn solution. parce que 30 ans mu ngi ak ñun suñu jàngal bi géej. voilà jërëjëf Yacoub lan ngay tàggu ak looy wax. damay ñaan si état bi mu dimbali ñu si mbirum étranger yi ñu dem leen ñaan rek ngir yàlla pour mu dimbali si mbirum étranger yi. voilà ndax mënuñu yore suñu ay gaal ñu ngi taxaw liggéeyu. mu jàppale na si loolu. voilà waaye nag dama bëgg nga bàyyi di wax étranger moo nu yor Sénégal yi ñoo nu yor. Sénégal yi incha allah Sénégal yi ñu yor suñu bopp ñu yor suñu bopp waru leen nangu ñu yor. ñu yor suñu bopp Moussa tey ji lan ngay tàggatoo. bon li may tàggatoo moom mooy tey ji di ñaan njiitu réew mi nga xam ne tey ji moom la fi yàlla teg ci bopp réew mi mooy jafe-jafe yi nga xam ne tey ji moom la ñuy dund fii ci wàllu pêche bi mu gestu ay doomu réew parce que ñun amuñu lu dul pêche bi argument yi nga xam ne nag moom lañ fi teg wala moo fi xew léegi muy wàllu géej yi nga xam ne bala ngay tëmb bala ngay dem géej il faut que nga yóbbu sa carte d'identité soo amul xale bu amul moins de 18 ans du dem géej te xale boo xam ne dafa nekk xëy na à base de 7 ans commencé jàng géej ba am 18 ans amagul carte d'identité nga ne ko du dem géej te moom mooy doole waa këram mooy doole famem boo ko téyee demutul géej ay famem loofal nga leen li ñu gën mën ñaan daal mooy ñu dimbale ñu ci côté mooy wàllu kayit yi nga xam ne tey jii moom la ñu teg citoyen yi loolu mooy li ñu mooy suñu première position ak poste ak mooy suñu demande ak poste marine bi nga xam ne tey jii moom la ñu teg ci bunt bi bala ngay dem da ngay am difficulté bala ngay dellu si da ngay am difficulté liñ ñu sant nag ci wàllu licence dagg nañu licence moom lañ ñu sant suñu gaal yëpp am nañu licence mais tegal nañu si mool bi balay dem géej na am carte d'identité originale te loolu mën na indi réer. te loolu mën na indi réer. te loolu mën na indi na ay jafe-jafe. indi na ay jafe-jafe parce que tey jii même carte d'identité bi tey jii nga dem déposer sax ñu jox la sa reçu bi duñu la si bàyyi nga dem géej. voilà très bien je pense que le message est bien lancé ma leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ma fàttali mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi invité woon Moussa Ndiaye moom di nappkat nekk fii ci diwaanu Nouadhibou invité mareyeur bi nga xam ne tamit que moom mooy Mouhamed Yahourullah moom defe naa ni déjà nekk na koo xam ne peut-être que tey di défendre lu mu war défendre yëpp également di nuyu Yacoub Alioune ci teewaay bi nga xam ne teewaay ngeen ko ak seen télévision Al Wataniya mbokk yéen tamit ñu leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci di ngeen ànd ak ñun di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo doon suñu ay guide ànd ak ñun ci maanaam mbir mi gërëm également kii di Marème Leye di présidente des femmes bu Tamam moom mi nga xam ni moom moo dox lépp def lépp ba tey ji télévision Al Wataniya mën a wàcc fii nga xam ne mooy Nouadhibou ànd ak jafe-jafe yi nga xam ne ay mbokkam ñoo ngi ko am fii ci biir Nouadhibou di ko gërëm ci taxawaay bi nga xam ne taxawu ko ak président di gërëm bu baax a baax ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz mi nga xam ne mooy tamit que joué na ci un rôle particulièrement également aussi tamit di gërëm ki nga xam ne mooy Sidati Fall ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko depuis bi nu egsee ci dëkk bi di gërëm mbokku téléspectateurs yu ñuy seetaan yëpp di leen jox daje ci beneen émission boo xam ne daan ko def ci biir réew mi wax leen dag leen taxaw nañu bi nga xamee ni nag ubbi nañ ko tey jii fii ci Nouadhibou daanu fas yéene def réew mi yëpp foo xam ni doomu réew maa ngi fa ñu mën fa toog waxtaan ak ñoom ci lépp loo xam ne seen ay jafe-jafe la lépp loo xam ne day doxal réew mi leen jox daje incha allah ci beneen émission nanu yàlla defal jàmm defal ko bépp téléspectateur bu ñuy seetaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.